sans transition moom ñu daal dem directement. waaw politique la ñuy ñëw bu nekkee ne Amina dama ko doon tooñee naan ko plateau Médina tey moom bii baa dama koy yóbbu Bambey ak Diourbel Amina su ma waxee Bambey ak Diourbel xam naa di nga comprendre. comme Amina plateau Médina laa doon tudd. waaw. nga bàmmeel lu biir. bu daa leen am ko solo caaxaane daa am solo parce que léegi mooy kaawu Thierno Alassane non man li ma wax dafa yomb de Bambey Diourbel. gis nga ñoom Mamadou Jigal sax xaaral ma wax la Mamadou Jigal nee na waaw keñ bravo bi ba Amina xanaa tey dina daal di kontaan vraiment ci ni ma defee bi maa ko nuyu jigal bee tax. waaw jigal waa ñaari jigal mais wute naa ak yow de parce que kii dafa ma faral ba mu leer te yow da ngaa te sëkk bii nii est-ce que nekkul sama mbokk sax. waaw mun na ne après yéen fexe leen joxante mbokk rek ngeen xoolante maam en tout cas Assane As fexe na fee ba doon fi mbokk maam Khalifa. donc Mamadou Jigal ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Sidi Cheikh waa nekkoo en retard xëy na yow fi nga taxaw sax baax na ndax information bi nga fi fekk Abdou Aziz Cissé également ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax mi ngi lay nuyu maam Khalifa. maa ngi koy ziar bu baax a baax maa ngi koy ziar lu bëri donc ñu ngi leen di ziar bu baax a baax mi ngi noonu daaw dama bàyyi la nga wëyal. politique la ñu ñëwee. waaye tey dëgg-dëgg fi ñu ñëwee du fenn fu dul mooy activiste yi nga xam ne ñu lënk li nga xam ne mooy frappe France dégage ñoom jamono yi Covid gi dëgg-dëgg dafa am dañoo saisiroon fi nga xam ne mooy OFNAC lañ leen saisiroon du lenn mooy lu dul ki nga xam ne mooy Mansour Faye moom mi nga xam ne mooy maire Saint-Louis mooy borom ceeb bi macaroni ak dawlin bi. moom dafa jëloon li nga xam ne mooy ceeb bi maanaam côté transport bi jox ko ki nga xam ne mooy Diop Sy mooy entreprise bi nga xam ne moom lañ tuddi UDE boobu ak léegi waa FRAPP dañoo saisiroon OFNAC pour wax leen nekk ni nga xam ne moom lañ yoree gestion wu ceeb bi si Covid bi jaarul yoon looloo tax tey si boppam sax si mardi bi ñi nga xam ne mooy OFNAC dañuy dalal ñi nga xam ne ñooy FRAPP lañ leen di dalalee du leen lu dul mooy tuuma yi nga xam ne moom lañ teg si ki nga xam ne mooy Mansour Faye du leen lu dul ni nga xam ne noonu la joxee ceeb bi baaxul wàllum favoritisme la waaye te beneen bi nga xam ne wax nañ ko du leen lu dul mooy clientèle politique bi baa daal si gàttal suñu jàppee tey waa OFNAC ñooy dalal waa FRAPP li ñu leen di dalal du leen lu dul waa FRAPP dañoo bindoon waa OFNAC ne leen kat Mansour Faye ak Diop Sy ni nga xam ne wàllum ceeb bi noonu lañ ko yoree jaarul yoon looloo tax nag tey waa OFNAC dinañ déglu waa FRAPP si wàllu jooju nga xam ne mooy gestion wu Covid bi ki nga xam ne mooy Mansour Faye moom mi ñu joxoon ceeb bi ba mu jox ko ki nga xam ne mooy Diop Sy waaye te si Diop Sy boobu te déggoon nañ ci camion mbalit yi nga xam ne moom lañ doon def ceeb bi looloo tax waa FRAPP jugoon dem si waa OFNAC jébbal leen ko ne leen kat dëgg-dëgg nañu xool lii. waaw donc quoi qu'on puisse dire mën nañu wax ne benn plus la parce que li nga xam ne moom moo am mooy bañ ko alerter léegi ñu ngi naan sax yéex nañu répondre li nga xamante ne mooy am parce que loolu mi ngi am ci gestion wu corona bi ba daanaka nee nañ séddale nañu su lekk bi yëpp ba heure bi la ñuy tontu en tout cas c'est quelque chose le fait de répondre ak ni OFNAC répondre FRAPP ne ko ñëwal mu déglu la même bu yéexee c'est quelque chose waaw qu'on doit apprécier rek ni Diop Sy moom mooy ki nga xamante ne dañoo ne dafa yor ay camion moom ñëpp xam nañ ko ci liggéeyu camion la exactement mais problème bi moom mooy ceeb bi ñu doon séddale ci coronavirus bi dañoo wax ni ci oto mbalit yi lañ ko doon def ndax moom ci camion yooyu la yoroon looloo nekkoon problème ñi nga xamante ne ñooy waa FAP France dégage donc indi woon problème par rapport ak loolu dem porté woon plainte jaar fépp fi ñu doon waaw mais na lii di continuer rek c'est-à-dire bu ñu alerter ci benn mbir boo xam ne dafa soxla askan bi moo xam kuréel gu ko mënti def société civile la wala ay politiciens la l'essentiel nañ leen di woo gis nañ fi Ousmane Sonko yàgg na fi indi ay dossiers yoo xam ne day moom ci boppam mooy demander à ce que juge oo ko pour ñu enquête ko mu wax ci lim ci xam mais ba tey doo gis lenn loo xam ne ñoom dañ koy def bu dee OFNAC nag lii wàllum corruption la lépp lu jëm ci côté corruption donc ñoom da leen di concerner bu ñu déggee benn alerte xaw na yeex nag mais dara la kës néew lu mu dee nañ leen déglu parce que risque la tamit bu fekkee loolu dëgg la risque la sénégalais yi jot nañ ci ceeb bi xamuñ ban la ci saako yi yoo xamante ne dugaloo lañ leen ci ay oto mbalit amul hygiène oto mbalit luñ ko mënte raxas bu fekkee ne nekkoon na ci fonctionnement mëntul am hygiène buy tax luñ ca dugal ci lekk buñ ko lekkee du am impact kon xëy na peut-être cas Covid yi bëri yi yëpp bon on sait pas bu fekkee ne loolu dëgg la moom yaakaar naa ne bokk na ci li tax yëf yi yokku de. tey ni nga xam ne wax ngeen ko noonu la amee dafa am solo mais tey dëgg-dëgg. nañ njëkk a taxaw si OFNAC
OFNAC si boppam est-ce que tey woote bi mu woo dina am mujjanteel lu tax ñu wax loolu mooy lan gis nañ ni rapport yi nga xam ne jaar na fi yëpp. rapport u Cheikh Omar Anne. maanaam boobu dañ ciy taxaw. ndaxte maanaam Nafi Ngom Keïta moom mi ko jiite woon rapport ba la ñu waxoon mooy lan ki nga xam ne mooy Cheikh Omar Anne. gis nañ ko mu yor gestion wu kudd gestion boo xam ne c'est nébuleux maanaam gestion boo xam ne jaarul yoon léegi Cheikh Omar Anne moom li ñu waxoon mooy lan bu ñu ko falati benn poste boo xam ne nii day jóge ci état. mais dañoo seetlu ne dañ koo jëlee ci li nga xam ne mooy directeur u kuddu fal ko li nga xam ne mooy ministre de l'enseignement supérieur. mooy maanaam koo xam ne nii dañuy ñaaw njott ne wàllum ger wala wàllum ñu njàcc dasee laale. OFNAC wax loolu le président jot ci boppam faalew ko mais au contraire da leen defar promotion. beneen bi mooy tey ci wàllum ceeb boobu noonu gestion bi tey bëri woon na ci côté transport bëri woon na. ay dawalkatu camion yu taxaw ne ñun kat li ñuy laaj du lenn nañ ñu jox gasoil fu ñu bëgg ñu yóbbu ceeb bi ñu yóbbu ko fa. ñëpp ñu bàyyi leen fi tey ñu jël entreprise boo xam ne UDE suñ ko waxee Diop Sy quelqu'un koo xam ne député la beneen bi si gën a doy waar mooy lan tey oto yi ñu ko def ay camion la oto mbalit. oto mbalit lañ def ceeb yóbbu ko. camion yi gis nañ ko yoo xam ne dafa tuuru ñu gisal ko suñu bopp maam est-ce que tey ji nga oto mbalit. nu mu mënti mel bu nekkee saaku ceeb bi laalu ko sax mais est-ce que yenn na maanaam ñu lekk si. tey exemple rek laa leen wax ñu baal ma si kàddu gi mais exemple la bi ma joxe liñ naan pot de chambre lay xale jëfandikoo. tey bu ma jënd jee si boutique ba bu set 8 ñëw def si lekk bii baa su ma la ko joxee doo si lekk. waaw moom ak lii ñoo yem mooy lan oto mbalit. ñu jël ay saaku ceeb bu ma nekkee Dakar boo ma ko joxee du ma ko lekk. waaw bu ñu nekkee Dakar baax na mais tey. xam nga rek bu génnee région ba mën na ko nekkee seen foofu moom dundu yaay faal bi la da ngay ànd ak ñoom si dundin gi mais rek pour rek ñu wax la ne maanaam du gémmiñ da koy lekk mais xel day lekk. day lekk bët day lekk. nan lañ fi mënee ba. ñoo xam ne ñii dañoo yor transport bu jaar yoon nan lañ fi mënee ba ñoo xam ne nii ay transporteurs rek ñoom li ñu demandé woon du lenn lu dul mooy ne leen état bi accompagner ñu yóbbu ceeb bi mais au contraire wàllum favoritisme lañ def fi mooy lan jël benn entreprise boo xam ne mbalit lañ ko xamee. camion yoo xam ne mbalit lay def au moment Covid buñ naan set dafa war a am ñu jël ceeb yooyu di ko fa def mais le problème en est que tey. lu si mënti am doo si gis après OFNAC continuer. ndaxte te bëri na rapport yoo xam ne le président moom si bopp moo ko wax maa jël sama kudd teg ko fi rapport IDE moo mujj mais tey lii benn récréation la rek mais Daouda dañoo wax ni CREI yi c'est pour les opposants mais OFNAC c'est pour ñoom waaw office national bon yi ci am yëpp contrôle lutte ak fraude li nga xamante ne moom laa bëgg am mooy que ni peut-être comment dire Diop Sy kenn la ci par rapport ak ñi frappe France dégage topp parce que aussi tamit foo ñu xam ni am na ki nga xam ne mooy libanais bi ñu wax ni moom mooy yor ceeb bi également bokk na ci ndax seen dénonciation bi yaatu na et tout est-ce que waroon nañu toll ci réew bu nga xamante ne nii li jëm ci li nit ñi di dundee wala sax corona gestion bi muy laaj pour xaalis bi def nii ñu koy génne di ko jox ñeneen ñu koy yóbbu seen i dëkk alors que ñun ñëpp ñu ngi fi ndax même bu dee suukar également la même chose te diwlin bi également la même chose et pourtant ñi ngi am problème ak fi nga xamante ne moom mooy Sonacos depuis Diourbel et tout ñun lan mooy suñu problème xam nga tey dëgg-dëgg maanaam dëkk day am li ñu naan li ñu xam ne mooy lii priorité bi mais ñaar mooy lan c'est entreprise privée yi nekk sa dëkk tant que doole loo leen duñ dem tey ni ma koy waxee saa su ne quelqu'un koo xam ne da doon woote li ñu naan maanaam autosuffisance alimentaire tey ñu dem en riz si boppam tey ñu dem ba wàllum ceeb ak ki ñu ko jox ñoo ngi koy joxoñ baaraamutu mu naan yàggu si yàgg boo xam ne ceeb bi mën na ko yor mais ñun fii nii si Sénégal am nañ si ñoo xam ne nii ñoom mënoon nañ def marché boobu jox nañ ko mais pour lan moo tax ñu jox ko ay libanais te ñun ñëpp dégg nañ wala te am nañ yaqin ne bëri na ay protocole yoo xam ne wala ay accords yoo xam ne dañ koy signé ak ñooñ mooy tey dëgg-dëgg maanaam suñu toppee ba si biir marché yaa ma neex la marché gré à gré la marché la boo xam ne nii ki nga xam ne moo koy joxe am na leneen lu nekk si biir te bii baa ma wax la beneen mbaa xam nga ne ceeb yaa ngi si école bi ba tey stockage ceeb yaa ngi si école yi ba tey dafa des et pourtant ñu ngi wax ne 519 communes yëpp daanaka jox nañ leen ci 69 milliards ba Mansour Faye daal di def li nga xam ne mooy 8 milliards laa jël sax daal di ko maanaam denc pour wan leen ni carrément affaire yi mat na ba des na
ceeb bi laa la moo ngi ci école yi ñu tëj xam nga Mansour Faye génn na fii wax ne moom ci boppam moo ñëw pare ne ña war a am ñëpp am nañ ba puus yi sax am nañ mais boobu ak léegi ñoo ngi koy demandé maanaam li nga xam ne lépp loolu la jënd. ñoo ngi koy laaj fi ñu toll nii ceeb yëpp li mu jënd maanaam ñi ñu fi tekk pour ñu veiller ci li nga xam ne mooy Covid 19 bi gestion bi ci boppam te colonel bi jiite ko ñoom ci boppam fi ñu toll nii ñoo ngi demandé Mansour Faye li nga xam ne mooy lépp loo xam ne jënd na ko ba tey joxe ko pour te dire rek wax la ne tey jamonoy Covid lañ ne mais lenn moom mën naa ko see wax mooy lan am na gestion bu lëndëm boo xam ne am na ci 1000 milliards yi jour bu gars yi woote waatee ne ana fan lañ ko dugal fii laa ko waxee de mais jàpp leen ne njuuj njaaj moom am na ci biir mais pour te dire rek wax la ne lenn mooy entreprise yi nga xam ne ñoo nekk sa dëkk tànk doole loolu dëwlin ñoo ngi ciy wax CSS maanaam compagnie sucrière ñoo ngi koy wax tey wàllu mbay bi ceeb bi ñoo ngi koy wax côté yooyu yëpp bu nekkee da nga see laaj ji tey bu nekkee dëgg-dëgg dañoo nekk ci crise boo xam ne crise sanitaire la ñoom li ñuy njëkk a woote mooy crise alimentaire tey day wane rek dëgg-dëgg njiit yi fi ne li nga xam ne mooy waree fi wala li nga xam ne mooy jiitu ñoom defuñu ko Maam Khalifa. waaw man li ma ci jàngatee mooy dafa des gestion bi ci côté boobu surtout ci côté bi ñuy recenser dafa mën problème parce que ñun au niveau de Kaolack defoon naa ci benn enquête boo xamante ne nii. benn quartier day am 4 pôles te quartier bi di ci nekk ci par exemple je prends l'exemple de Coofak bi ma dëkk donc Coofak bi 4 pôles lañ ko def pôle bu nekk boo moytuwul 40 xaw ma taalaa koy tuddee xaw ma nu ma ko mën a tuddee. 40 dons lay am. 40 dons bi donc boo ñëwee ci quartier bi da ngay gis benn quartier bu ngand boo xam ne benn coin la ci biir Coofak bu ngand ñu ne 40 la am benn ruq 13 lay am te la fa nekk ci kër kenn xamul lu mu toll. man am témoin laa ci am ay kilifa yoo xamante ne ni dañu mujjoon yëguñu sax bi ñuy tànn problème tànn bi ci boppam problème la woon maanaam bi ñuy recenser foofu moo njëkk nekk problème ba jour bi ñuy distribuer man gis naa ay mag yoo xamante ne nii man wóor na ma ne bu ñu añee dañuy lijjanti ji lu ñu reeree dañ doon nekkaat di jéem a bokkaat ci liste yooyu donc moom bu waxee ne d'après yow bu waxee ne distribuer na ñi nga xam ne soxla nañ ko yëpp jot nañ ba pousse-pousse yi sax am nañu c'est parce que peut-être benn côté la mais ñun mënuñu gëm loolu. mais loolu amul. beneen bi mooy genre yi bu amatee. dafa am lii évaluation lañ ci war a def moo tax keroog maa ngi dégg organe bi nga xam ne la ñu dénk mbiri Covid yi force Covid 19 bi mu saytu ko ñuy demander à ce que ministre bi ci boppam indi ay compte rendu muy bañ ay facture mu bañ. ba tey nii daal ba léegi nii ba ñu demander à ce que le président mu agir pour que moom mu jox ñu ay facture ñu mën a évaluer yëf yi parce que ñoom it dañoo am compte à rendre au Sénégalais ak le président de la République mais lii loolu rek déjà war na ne am na luy ñuul ci yëf yi ñaareelu mooy dañ ci war a jàngatee lu rëy. ñaanuñ ko yàlla yeneen situation bu ñëwatee ñu xool nuñ koy doxalee mais ba fii ñu toll nii man gëw ma ne yëf yi leer na à 100% xanaa kay bu ñu ci jéggee ñu jox ñu une évaluation claire parce que tamit xaalis bi du xaalisu état ñun ñoo génne woon bu leen fàtte suñuy alal suñuy 100 francs suñuy 100 000 suñuy 500 000 ay 1 million 2 millions ay société ñëw dajale ko jox ko pour ñu jàppale askan bi bu ñu demee ba gis ci yenn yi vraiment dañ koy topp ba mu sës. macha allah très intéressant beneen ci actualité Daouda. dañuy dem fi nga xam ne mooy ci sous région bi gis nañ. boobu ak léegi maanaam actualité bi ñoo ngi koy topp bi nga xam ne IBK ci boppam démissionné na boobu ak léegi nag cooli day dafa bëri ndaxte militaires yi jamono jii ñoo yoragum li nga xam ne mooy pouvoir bi gis nañ CEDEAO ñëw na fa. ñu bëri wax ñëw nañ fa démb ci boppam sax ñoo ngi fi traité naan ñi nga xam ne ñooy militaires yi nee nañ dañoo bëgg a téye li nga xam ne mooy maanaam dañoo bëgg a téye nguur gi lu toll ci 3 ans balaa ñu koy joxewaat léegi nag militaires yi ci boppam démb ñoo génn ne loolu noonu fake news la li nga xam ne mooy média français yi rawatina RFI ñoom ñoo wax loolu ñoom ñi nga xam ne ñooy militaires yi mësagu ñoo wax ne jamono gii dinañ téye nguur bi nga xam ne moo di Mali 3 ans yeneen kàddu yi nga xam ne moom la ñu wax mooy lan jamono gii ñoo ngi waxtaan ak waa CEDEAO mais jàpp leen ne du dara loo xam ne dañ ko maanaam jëlagum ñu ko dañ koo jël comme conclusion ci gàttal daal li ñu jàpp mooy lan jamono gi li cooli di bëri yëpp dañoo gis ne média français yi ñoo ngi def ay fake news yoo xam ne militaires yi dañoo bëgg a téye nguur gi lu toll ci 3 ans mais ñi nga xam ne ñooy militaires yi ci boppam génn nañ démentir kàddu yooyu mooy lan jamono gi jàpp leen ne amagul lenn loo xam ne conclure nañ ko pour lan mooy nguur gi ñaata at lañ koy téye. lu am solo. bu fekkee ne loolu la ñu wax ñoom kon c'est-à-dire que na Afrique yëpp bàyyi xel benn affaire mooy diabolisation commencé am comme que affaire bi rëcc na leen parce que keroog fii bi ngay toog fii di wax laa ne la est-ce que
est-ce que yëf yi bettul sax France jour boobu loolu laa la wax est-ce que ñoom armée bi ñuy def loolu bettul sax français yi c'est-à-dire que affaire bi dafa jàll France soog a yëg ni ndekete am na lu doon waaj a xew même bu fekkee ne mën na ko njort mais acte bi daf leen a bett dafa bett ñëpp dañu jekki-jekki rek gis affaire bi mu demee noonu donc comme que loolu rëcc na leen mën nañu jaaraat beneen genre politique pour diaboliser parce que ñoom mission boobu la ñu am seen li ñu opté mooy soutenir le président IBK donc moo tax it li ñuy conseiller CEDEAO mooy mu fexe nu mu jëlaatee pouvoir bi ba mandaam jeex parce que mandat bi jeexul à 100%. comprendre nga donc bu fekkee lii commencé na am ñoom nañu def très attention population ba nañu def attention ci information ñuy jot bu ñu fàttee Libye la fa xew donc ci ay information la ñu jaar ba jaxase la ak sa population pour yenn crise yi am fa ñoom xoolal dañu toog fële di seetaan ñoom ay information la ñu jàllale population bu fekkee dañ leen di topp nag ci lancé boobu bu yàggee am ñuy xew ci dëkk ba yéen ni neen yéenay xeex ñoom ñu toog fañ toog donc population bu Mali dañu def très attention parce que li ñu soxla loolu leen armée bi defal nii actuellement. exactement mais aussi tamit man li ma ci jàngat Daouda mooy kii na lañ koy waxatee. jaxase nit ak comme li maam Khalifa wax foofu damay d'accord jaxase nit ak population mais maam il faut le fait que France n'était pas au courant man je ne pense pas parce que xam nga lu tax il faut ñu xam benn affaire ñaari déclaration bi mutinerie bi mooy maanaam ñi yëkkati IBK bokkut ak ñii di wax parce que ñii armée bi la ñii nii armée lañ mais tout au fond lañ jugee 15 kilomètres de Kati lañ jugee dugg si biir Bamako donc dafa nekk ñoo xamante ne nii rien à voir ak non les mutins lañ leen wax parce que ñoom ñoo def lii mutinerie la rien à voir d'un coup d'état ak yooyu noonu donc France impérative moo da jox dadi xëy na bañ demee ba ci biir la mu bëggoon la ñuy d'accordul mu jaxase mu taxaw pour mu jaxase askan wi et tout mais bon man ci côté bi ma bëgg a ñëw Daouda mooy que ne CEDEAO nee na pour ñu rétabliraat pouvoir bi à IBK nee na bëggatul pouvoir boobu d'après le colonel Wagué ñaareel bi aussi tamit moom mooy carrément newoon nañu ni ñii dañuy téye dëkk bi 3 ans ñoom nee nañu ñu téye man li ma jàngat mooy armée du téye dëkk mën na rétablir l'ordre mais du téye dëkk ba fan la France war a ànd ak ñi en général ci yenn conditions suñuy pays non suñuy pays africain di leen manœuvrer ba kañ xam nga tey Mali fi ñu toll nii ñoom décision boobu lañ bëgg a jël dañ naan la France ak lépp lu mu àndal ci suuf Mali ca kaw moo tax bii baa sànq daa am kàddu gu am solo bu mu wax mooy jàppal ne yëgoon nañ waaye seen mbëbët la ñu bëggoon moo amul tey mën nañ bokk ci ñi nga xam ne ñooy tombé ki nga xam ne mooy IBK mais kañ fee andiwaat day nekk ci koo xam ne mooy doon seen wareef mais tey Mali li nga xam ne mooy wàllum terrorisme Mali tey ci jafe-jafe yu ñuy dund dafa bëri tey Mali dafa bëgg redressé wu te soo déggee colonel yii di wax ñoom fulla giñ ci àndal mooy lan jàppal ne du CEDEAO moo ñuy wax lu ñuy def du France moo ñuy wax lu ñuy def et maintenant nag face ak li nga xam ne ñoom dañoo bëgg a taxaw maanaam redresser seen dëkk côté économique maanaam côté politique maanaam côté sécurité rawatina côté boobu noonu tey France du bëgg lool ndaxte gis nañ xam nga boobu ak léegi si maanaam côté Tombouctou côté yooyu yëpp moo ngi am wàllum terrorisme mais taxul armée français ba moo ngi fa est-ce que am na résultat njëriñ bu fa am tey au contraire sax nit yi li ñuy wax mooy la ñoom ñoo leen di jaxase ñuy xeex mais Mali tey jamono gii dafa bëgg jug taxawaat ne kat wàllum France na génne loo xam suñu dëkk pour ñu dem et maintenant nag ni nga xam ne Mali ñoo ngi ci route bi mais bu ñu nangu dëgg-dëgg mooy waa France wala keneen koo xam ne daa bokk ci France ñëw di leen jaxase ba ñoom ñuy guerre mais fi ñu toll nii yoon bi ñu jël mooy baax na mooy ñu redresser dëkk bi andi fii koo xam ne buy ñëw du waa France ñoo ko fi teg du waa CEDEAO moo ko fi teg mais day xam ne fi ñu toll nii bëgg-bëgg Mali mooy lan dëkk boo xam ne day jëm ca kanam dëkk boo xam ne Mali du ne ci ginnaawam. question bi nga laaj it dafa am solo ba kañ lañ fi ne nga xam ne France dafi jóge yaakaaruguma dafi jóge ndaxte soo xoolee ci li nga xam ne mooy franc CFA ñu koy wax prêt guñu
ECO la ñuy andi ECO ki nga xam ne mooy Alassane Ouattara fu ñu defee maanaam communiqué boobu fu ñu ko defee du fenn fu dul Côte d'Ivoire maanaam Côte d'Ivoire boobu dégg nañ ki nga xam ne mooy Alassane Ouattara mu ne woon du def li nga xam ne mooy 3e mandat ba ki nga xam ne mooy Macron si boppam moo ko doon félicité bi nga xam ne mooy ki nga xam ne moom la bëggoon mu doon candidat wàcc na liggéey moom si boppam moo ñëwaat Macron si boppam moo ko félicité jamono gi ñu waxee nii beneen information la boo xam ne dañ ko waroon joxe mais day baax rek ñu laalaale ko suba si boppam le président Macky Sall day dem fii nga xam ne mooy si maanaam France si boppam Macron da ko fay dalal lam ko fay dalalee du leen lu dul wàllum 3e mandat dafa bëgg ñu waxtaane ko wàllum sécurité dafa bëgg ñu waxtaane ko waaye wàllum koom-koom ak dette dafa bëri Daouda dogguma la li ma bëgg a xam mooy que ni est-ce que Macron moom moo war a lijjanti suñuy 3e mandat ñun est-ce que du moom moo war a lijjanti suñuy sécurité c'est vrai que ni dëkk yi comme on dit rek les pays n'ont pas d'amis n'ont que des intérêts te aussi tamit li nga xam ne moom moo jëm ci base militaire française yi plutôt di yegsi ci yenn dëkk Afrique yi loolu day baax day tax li nga xam ne moom moo jëm ci les supposés waaye fi pour ñu war a dugg si mais est-ce que c'est la France moom moo war a wax suñu 3e mandat ñu war ko régler lii xew Sénégal ñun suñuy destin suñuy avenir France dañu ko décider. xam nga loolu du leen lu dul mooy njiit yi ñu am. xam nga tey ku mel ni Yaya Jammeh dafa doon wax naan kàddu gi maa ngi xaar ngeen baal ma si kàddu gi wàllum ñaari tur borom ñaari tur yi ba ngeen andi ko sama dëkk mais ñun le problème àndee ko. bu nekkee Mali. bu nekkee Guinée bu nekkee Côte d'Ivoire bu nekkee Sénégal ñoom ñëpp njiit yu ñu am ay gouverneur lañu. njiit yu ñu am yëpp ay gouverneur. mais gouverneur boo xamante ne nii am na droit ci biir dëkk bi gouverneur boo xam ne bu ko neexee dootoo génn gouverneur bu nga xamante ne am na doole diriger na lu bëri boobu ban gouverneur loolu si tamit yow tamit. Daouda kon kooku est-ce que rombul di gouverneur. xam nga tey fi ñu naan ay gouverneur la président bu ne dangaa waroon jël. li nga xam ne ñoo la fi teg. du France moo la fi teg mais malheureusement njiit yi ñu am nañ complexe boo xam ne face ak France ba nga xam ne suñuy waxtaanee wàllum Sénégal dañuy dem ba France di ko fa waxtaanee mais li nga wax dëgg la mooy est-ce que dañoo war a toll jamono goo xam ne nii wàllum 3e mandat ñu waree koo waxtaanee fii ci Sénégal Macron moo ñu koy lijjantil mais loolu li ko andi mooy lan faiblesse bi nga xam ne ñoo fi ne. tey ñan ñoo ñuy lebal. tey kan maanaam tey li nga xam ne mooy armée français bi lan la fi wut. kii baal ma sax ci côté boobu laa bëggoon a wax c'est-à-dire ci côté entreprise yi. boo xoolee tey li presse bi wax mooy Macky dafa dem France premier objectif am mooy toog ak yenn entreprise yi nekk foofu waxtaan ak ñoom pour nu ñuy dellusiwaatee ci Sénégal pour mën a dooleel économie bi. alors ana ñenn ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu économie fii ci Sénégal est-ce que Macky toog na ak ñoom pour relancer leen donte defoon na benn nag il faut pas oublier que amoon na benn fonds bu ñu tegoon pour jàppale yenn entreprise yi pour ñu relancer wu mais est-ce que taxawaay boobu mu def déplacé wu dem ba France pour toog yenn entreprise yi ñu dellusiwaat bu ko njëkkoon def fii ni du joxe benn exemple encourager tey secteur surtout privé bi ba noppi suy dem France mu dem too fa parce que tamit quel que soit alpha la relation Sénégal ak France moom du fi jugee ba noppi dañu am doole suñu kaw il faut que ñu comprendre loolu am na yenn domaines yoo xamante ne nii ba léegi Sénégal Sénégal mënu ci relâché wu ak la France mënul nekk c'est impossible contrat yu bëri ñoom la leen koy jox parce que dañu yàgg ak ñoom France li mu xam ci Sénégal amul beneen pays ci monde bi bu ko xam moo tax gis nga bii agir des fois ci côté Pacifique ci domaine Pacifique bi maanaam yenn situation yi am moom mu déplacé armée am wala mu def ci benn médiation da koy yomb lool te du ci sax yàgg. day jékki-jékki agir ci loolu li ko waral mooy relation bu yàgg bi moo tax même bu fekkee ne dañu bëgg am carrément suñu indépendance suñu liberté ci côté yépp il faut que aussi ñu bàyyi xel xam ne France aussi am na benn côté boo xamante ne nii moom kase ñoom dong ñooñu ci mën a dimbali. non xam maam nag man boobu laay bañ. tant que ñoo ngi jàpp non ñoom rek. non c'est-à-dire maa ngi wax ci relation bi ni mu yàggee tey par exemple armée ci cadre armée waxoon nañ fi base française bi fi amoon est-ce que dégg nañ fi beneen base bi fi amoon mais relation moo taxoon mu ñëw fi. te aussi cas bu amoon keroog yaa ngi ko fiy wax. cas bu amoon tey fii Sénégal France fu mu waxee. keroog dama koy wax bàyyi woo ci xel France fu mu waxee c'est parce que ses intérêts sont menacés. exactement mais domaine politique la. mënu fee ñëw parce que su fi ñëwee du ñu mës a jóge seen noot gi ñu def. mainmise boobu. France mënul régler situation bi ni mel c'est vrai situation bi moom moo koy dooleel. ndax jàmm dellu si Mali du intérêt wu France.
daal jàmm dellu si Mali du li jëmale France kanam. Ablaye Wade xoolal ba mu fi yëkkatee base militaire yi xaaj bi yëpp ba mu ko yóbbu yu France yi lan la ñu wax yu français yi Sénégal day dugg ci guute day am problème léegi nekkatuñ ci jàmm. am na yu mu wàññi. ñu ngi ci jàmm. ci xel bul yaakaar ni France ñoom. ñooñuy tax affaire yi sotti ou pas déedéet saa yu ñu waxee comme ni le fait d'appeler le président Macky Sall parce que xam nañ le président Macky Sall Afrique moom moo teg loxo surtout ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy guider président France di ko dooleel wala di ko doxal liggéeyam ni mu bëggee moo tax ñu woo ko moom il fait que comme ni kii wax dem jëli information ñoo partagé ko mu ngi mel ne Aminata Paye bu joxee information ne ma partagé ko ma wàcce partagé leen ko comprendre nga mais hormis loolu yëpp bu fa jógee mooy France bu waxee ni mu ko woowee ne ko nañ dem 3e mandat ñu wax c'est parce que il sait très bien que la jeunesse s'est réveillée il sait très bien que ni ses intérêts sont menacés mais France des fi maam du wax man je suis pour maam c'est parce que peut-être comprendre non loolu malheureusement maam parce que man fi may waxee c'est parce que tu as rien compris non parce que man fi may waxee ak yéen peut-être domaine bi ngeen di waxee yéen vous voulez que c'est parce que kon donc suivre ñu parce que sànq yaa ngi woon ci téléphone bi yàgg suivre ñu carrément suivre bu baax dama ne bu fekkee ne on parle de la relation France ak Sénégal actuellement ñuy wax ak yéen wax leen ñu ban domaine le Sénégal pare pour demal boppam. xam nga nag ma ci domaine éco domaine non nañu wax ban domaine lañu le Sénégal pare sans l'appui d'aucun pays. kaay ma wax la parce que xoolal loolu waa léegi beneen travail waaw non léegi da ngay déglu ma ñëw da nga laaj da nga posé question da nga bàyyi ma tontu daaw da tontu question wala daaw da korto dara demal maa la ko ñaan demal pare rek la ñëw xam nga amul problème bi lan la léegi déglul Sénégal ban domaine la pare pour mu demal boppam du Sénégal rek tous les pays d'Afrique sont prêts pour aller de l'avant pour ñoom kese ani Ghana ñun ñoo tane Ghana ani mu demalul boppam Ghana dafa am monnaie boppam dafa am monnaie boppam ani Rwanda dafa am monnaie boppam tey Rwanda dafay def génocide après 20 ans 1994 bañ na ko ba ku xiif ku sew loo koy wooye ngay mel ne Rwanda 1994 France da ko écrasé rey fa ay 80 milliards de personnes ñëpp dëkk bi la dëpp rey leen ba ñu dee amatuñu dara génocide laa lay wax crime de guerre contre l'humanité nga def fausse commune di faat nu mu la neexee ñu xiif sonn explosion chaque instant mu nekk ko nga yàq Rwanda réduire ko en miettes Rwanda tey moom mooy dëkk bu njëkk ci Afrique ci set clin d'œil bi bu Macky Sall bi fa la ko jëlee mooy dëkk bu njëkk réglé ci santé technologie sécurité moom moo gën a réglé c'est parce que dooma wax ni les pays mënuñu demal seen bopp ak ñoo mën a demal seen bopp. mais est-ce que lii Rwanda c'est le Sénégal non merci. est-ce que lii Rwanda c'est le Sénégal par exemple je vous donne un exemple. léegi nag lii Rwanda li tax muy nekk Sénégal mooy Rwanda dëkk bi ñoo bëgg dem. jeex na léegi nag ñun bëgg nañ dadi dañoo mayul fu ñu demee tey jii nii kii wax na fi benn collectif boo xamante ne nii tey yow boo jugee nga jàpp keneen ak keneen jàpp collectif boobu day jëm ca kanam il faut arrêter de tenir ces genres de discussion mooy nax yi ñuy nax ban dëkk moo mën a dem dëkk yëpp mën a dem sans la France parce que France boobu ngay wax wala wax bee fi nekk France bu ñu génnee seen loxo ci ñun du am dara ñu ñoo yor France au contraire non loolu yëpp comprendre nañ ko c'est-à-dire suñuy ressources suñuy zircon xam nga ñaata zircon lañuy génne par année ñi ngi génne 2000 milliards ci zircon muy génn fii di dem ci biti réew buñ fa jógee port bi li fi nekk ñu na phosphate ñu na Auchan bii nii non Auchan sax ñoom ñoo ko moom pour ñëw indi di ñu ko produiral et tout bien sûr ban côté bi ma bëggoon a waxee ci côté Rwanda bi d'abord ak le Sénégal xam nga sànq da nga répondre lu am solo mooy dama laajte est-ce que Sénégal c'est le Rwanda est-ce que population bu Sénégal c'est la population du Rwanda tey Sénégal li nga wax sànq ci kii ne xaw ma am na benn kuréel goo xam ne bu ci ñëpp appuyé woon rek Sénégal jëm kanam mais est-ce que ànd boobu noonu mu ngi am Sénégal. léegi nag ñun ñoo koy def loolu la rek mais na di bul waxati fenn mais loolu on n'est pas prêt problème boobu la ñu war a régler suñu biir. merci fekk nag amul. j'aurais aimé nga ne nañu régler problème boobu que les pays est-ce qu'ils sont prêts pour aller de l'avant on peut aller sans la France. mais problème yooyu bu ñu ko réglé wul ñëwal Daouda non bien sûr on peut aller sans la France. maam tey France xam nga da ngay dégg ñu ne la ñoom ma bokk na ci premier pays yi nga xam ne li ñuy récolter ci cacao moo ëpp ci doole waaye doo gis tool bi ñu koy bayee foofu maanaam tey nga ñëw ci wàllum Nescafé ak yooyu nga dégg ñu la dëkk bii moo ëpp li mais doo ko gis fu ñu koy bayee c'est fii nii tey Mali
si boppam laa la wax tant que moo ngi am guerre ñoom lay arranger parce que au moment où bi ñu nekkee si guerre. ñu ngi régler seen ñoo ngi exploité lool. tey 3e mandat tey le président Macron da doon def apologie wu 3e mandat déggoo ma la nit bu waxee xaaj bi nga dégg yëpp ñu wax. dañuy comprendre dañ leen dee mais tey France bu demee ba nga xam ne 3e mandat bi arrangé wu ko parce que jeunesse bi day jóg danaan leen kat yéen toog leen ndax bu nekkee ne jeunesse bi day jóg danaan leen toog leen. bu nekkee ne jeunesse bi jugul. danaan non exemple laa lay jox dama ne la tey lii Mali def. da si ànd mais tey bu ko wóoroon ne Côte d'Ivoire du jug Sénégal du jug xoola Guinée du jug danaan président yëpp doxaleen 3e mandat. mais au moment où mu xam ne population bi jug nañu révolté wu nañ danaan leen. kon dana jàpp ne instant day wax Macky bul ci dugg. il peut pas dire. si Alassane Ouattara lay njëkkee fi ñu toll nii. jour bu Côte d'Ivoire jour bu Ivoirien yi jugee. xoolal si boppam danaan ko Alassane puusal te am nañ ci ay sources yoo xam ne 3e mandat bi sax si boppam Côte d'Ivoire si boppam tey day doon loo xam ne dañ koy waxtaani si beneen tey xoolal dëkk bi laa la wax Sénégal yow rek mën nga doxal au moment où Auchan nekk fi Auchan li muy jëlee yëpp fan la koy jëlee à l'extérieur ñëw di ko jaay fii koom-koom bi muy am fan la koy yóbbu tey terre si boppam terre bi ñuy wax tey am na benn entreprise boo xam ne jàppal ne bépp fer bu ñu fa takk laa la wax entreprise boobu ka ko yor xam naa ko ñoom mënoon nañ ko def mais dañoo jël di ñeneen pour ñu ñëw maanaam ñu exploiter leen tey France xam nga la moo tax mu ñëw fii tey xam nga la moo tax France dem pour lan wéyal li nga xam ne mooy dooleem fii tey côté soo ko waxee Orange ñoom la tey nga wax tey Terre ñoom la tey nga wax Auchan ñoom la tey banque nga wax port ñoom la tey bànqaas yooyu yëpp France moo ko yor mais tey jàppal ne bu fi France génne woon loxoom Sénégal day dem bu fi France génne woon ndaxte am nañ fi. nañu régler suñu problème yi ñu am ñun suñu biir ba pare. muy ban problème. léegi problème bii ngay wax ñu régler on peut pas régler ce problème sans France génne ci loxoom. yow sa dund bi nga nekkee loolu nga yaakaar yow ni nga toogee nii sa France dafa teg ci yow loxo. ci gàttal. waaw yow moom moo sa bopp mais léegi dañuy fexe d'abord xam fan la problème bi nekk parce que dama dégg benn jour Amadou Hampâté Bâ mu wax ne pour réew développer il faut que mu appuyer ci passeem xool li fay nekk élément essentiel pour mën a avancer. léegi nag ñun suñu réew mii benn problème rek dafa amoon mooy par exemple bi ñuy bind histoire du Sénégal lan moo fi xew. mais coow li daf na kur réew mi si boppam booloo gi ñuy wax pour ñu mën a avancer moo nekk le premier problème gis nga loolu bu ñu ko réglé woon pour ñu développer Maam Khalifa mais booloo googu nag moo amul. xam nga lu tax histoire ci domaine yëpp nag secteur yëpp. xam nga lu tax histoire du Sénégal am problème. kii du bind histoire du Sénégal sa maam def jaloore mu bindee ko nu mu ko neexee danga naan taxawul waaw wala déet. bu bëggee information bu bëggee bind si sa maam day ñëw ci yow ne la sa maam lu mu def nga wax mu bind. doo bàyyi sëtu Sëriñ Tuubaa yi fii Sëriñ Tuubaa bind bàyyi fii wax fi ñu dégg. def ñu jëf jëf ñu gis. nga dem ba France jëli fa ay kayit ñëw di ko bind du ko nangu. Alaaji Malick Sy du fi nekk ay sëtam na fi mu wax nga dégg mu jëf nga gis mu dénkaane mu baax nga tëb ko fi dem jëlee ay kayit fële du ko nangu. te ñoom loolu lañ def. nee ko Cheikh Ibrahima Niass bala nga doon avancé nga benn ñaareel bi mooy pour nit ñi carrément xam wala boog ñu def ni seen doole gi tout essentiel ni Hampâté Bâ wax boobu mooy que ni benn ki ci mel ni yow da ngay tënku ca la Hampâté Bâ wax mooy que ni nga ñëw approché jàppale nit ñi ngeen gëm ni il faut croire déjà il faut que ñu gëm suñu continent il faut ñu gëm ni Afrique mën na dem parce que ñun ñoo yor 45% déedéet safur laa xaaral 65% wu richesse su monde bi c'est l'Afrique. ñoom ñëpp fii la ñuy wut si fii ku mu mën a demee ñoo ko yor Vladimir Poutine bi jógee Russie sax ñëw taxaw fii nii bi ñu indi c'est parce que xam na ni fii li fi nekk mi ngi fi. la moo tax ñu Émirats yi ñëpp daal di ñëw wala sax ñu nekk tugal jël seen bët yi tegoon ko ci lii bi ci Kadhafi parce que am na pétrole yi am na richesse yi fa ne arrangé wu leen dañ koy rey. comprendre nga li ma la wax ñëpp bu ñu ñëwee dellu si jàpp ci seen réew jëw day ko jëm kanam keroog nee naa leen un pays. kenn du ko libérer il se libère lui-même les dirigeants kenn du leen libérer ils se libèrent eux-mêmes léegi boo jëlee loolu def ko ci sa bopp incha allah terme bi doo ko am France mën na génne sa loxoom ci lii parce que déjà éco que ça soit éco non on parle pas du Sénégal sax on parle pas du Sénégal rek benn pays la ci combien de pays d'Afrique benn pays la wax bi moom moo di bu génnee loxoom suñuy dirigeant au moins xam ni que ni dëkk bi moo leen gën a waa Daouda mii ne siiw
ma jox ko ñaar fukk mu lekk dinaa ko dénk ñaar fukk muy avancé bu dee siiw jël sama ñaar fukk yi teg ko bët su ma ko nee daaw da kaay ñaar fukk yaa ngi ne kaay doxal ko enquête da koy lekk léegi bu fekkee ni dirigeant yi nee nañu siiw lu ñu jëlee seeni dërëm doxal ko réew di la jàppale te kenn du yëg boo ko dénkee ne ko kaay jàppale sama réew dina la jàppale te kenn du ko yëg n'est-ce pas c'est foofu rek la daaw dañu baax nga tàggoo te nga xaar ñu dem ak bés du jour jërëjëf li mu wax am na solo mais rek di wax naan njiit yi fi ne nañ xam ne population bi moo leen fi teg njiit yi fi ne ku rawatina le président Macky Sall lépp loo xam ne am na ko Sénégal la ko amee du France moo ko jox mais maintenant nag bañ koy fal daa am ana nan lañ ko falee woon le problème en est que képp koo xam ne dafa ñëw ne dafi jëlee France yow say jafe-jafe day bëri mais bu nekkee ne dañu bëgg a dem foog les présidents décider xam ne kat askan gi moo leen fi teg mais du France moo leen fi teg. carrément daaw la ñu ngi lay jaajëfal. di ko yéen di leen jaajëfal bu baax a baax Amina nekk fi waaye wax dëgg yàlla waxtaan bi neex na émission bi am na solo bu baax a baax. mais terme bi Amina bu ñëwee il faut suba ñu yëkk reprendre ko maam nee na Sénégal. non dañ koy wax Amina am naa crise kaw maam. non je l'ai xoolal bu Amina ñëwee xam nga lu mu koy wax xam nga Amina daa foog maam ba tey xale